mbokki dal leen jàmm ci jotaay njolloor si li ci gën a fës ñu fas yéene ko jukki ci xëtu xibaar yi bokk na si nag concours général ak Ndeye Awa Sarr mi nga xamante ne nag moom mooy ndongo bi nga xam ne moo gën a xarañ atub ren ci réewu Sénégal xew-xew bi nag sargal ndongo yi gën a xarañ ci at mi ñu dippee ko concours général ñu ngi ko amalee ca Grand Théâtre bu Ndakaaru ci kilifteefu président de la République Macky Sall atub ren nag ka ñu ko bàyyilee di professeur Souleymane Niang ne woon fi recteur université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru diggante atum 1986 jàpp atum 1999 marché Sandaga ak coow li nga xamante ne moom moo am ci bile bâtiment ñeel nag yeesalaat bi diggante maire bu Ndakaaru ak maire bi nga xamante ne moom moo jiite Dakar Plateau Soham Wardini nam nag clamé kanamu yoon Alioune Ndoye ci liggéey bi nga xamante ne sumb nañ ko ci lu mu yëgul ñeel bâtiment bi jëm ca marché Sandaga daañ ci dellusiwaat ci nu mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi. ponk gu mujj gi jotaay gi yéen kaay xëy fësal tey ji ak Baba Ndiaye lay doon talaata fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août atum 2021 mbokki bisimila ci jotaayu njolloor si jotaay gi gannaaw bu ñu leen nuyoo kon. jotaay gi gannaaw ba ñu leen nuyoo dañu koy tàmbalee ca Grand Théâtre bu Ndakaaru fekk fa suñu naataango Papa Alioune Sarr mi nga xamante ne moom ñu teewal xew-xew bi nga xamante ne moo jëmbal concours général ak ndongo yi nga xamante ne ñoom nag jox nañ leen seen raaya ci teewaayu président de la République Macky Sall ca Grand Théâtre bu Ndakaaru ñu dippee ko Doudou Ndiaye Coumba Rose Papa Alioune Sarr maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Aminata Ndong di nuyu ñi nga xam ne mooy téléspectateurs yi ITV ñi ngi fii nga xam ne mooy Grand Théâtre national cérémonie bi jeex li nga xam ne mooy ñu jël concours ak mooy ki nga xam ne mooy turu Ndeye Awa Sarr mooy mari élève li nga xam ne mooy édition 2020 Ndeye Awa Sarr mi maison d'éducation mi ngi nekk ci classe su nga xam ne mooy S1 lu ñu mën a jàpp nga xam ne président de la République ci jëkk mooy li nga xam ne mooy célébré prix ñu am prix nag ñoo sëpp topp waaye ñi nga xam ne mooy jumelle yi daal leen célébré daal leen honoré ñu jégalu ci déggin bi kon Papa Alioune Sarr du ñàkk nag ñu dellu siwaat ak moom ci concours général atum 2021 nag di sargal élèves yi nga xamante ne ñoo gën a xarañ ci at mi ci teewaayu président de la République ci Grand Théâtre bu Ndakaaru ni mu ko waxee Ndeye Awa Sarr mooy élèves yi nga xamante ne moom moo gën a xarañ atum ren ci nag concours général bi professeur Souleymane Niang di ki nga xamante ne nag moom la ñu tànn ngir rek mu doon ñu bàyyile ko bés bi ñu fàttali ne professeur Souleymane Niang moom moo nekkoon doyen bu faculté des sciences techniques ci diggante atum 1969 jàpp 1986 nekkoon itam recteur université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ci atum 1986 jàpp 99 ñu fàttali nekk ci at mile kon xew-xew bi ñu ngi ko amalee ca Grand Théâtre waaye itam sàmmonteek lu jëm ci mesure barrière ndax xam ngeen ko ñu ngi ci jamonoy mbas Papa Alioune Sarr kon ñu demaat fekk ko foofu nag ca Grand Théâtre bu Ndakaaru du ñàkk nag laata xibaar yu di buur daañu ànd ak moom mu indi si ay leeral yu gën a yaatu ñu xuus ci xibaar yi àddu ci coow li na ma leen ko junjee woon ci bopp gi mbirub marché Sandaga bâtiment ba fa ak coow li nga xamante ne juddu na ci diggante maire bu Ndakaaru Soham Wardini ak ki nga xamante ne moom moo jiite Dakar Plateau Alioune Ndoye maire bu Ndakaaru Soham Wardini nag démb gont nag janoo taskatu xibaar yi ngir xamale nag mbébétam ci li ni mel la mu wax xamle nag moo di dàkkul benn yoon clamé ci kanamu yoon li nga xam ne moo jëm ci mbir moomee di mbirub marché Sandaga ñu teewlu si suñu reporter Aïssatou Kanna. ginnaaw ba mu joxee kayit yëpp ak amal taxawaay bu wax ngir commune Dakar Plateau bañ a toj marché Sandaga maire ville de Dakar taxaw temm ngir wéyal xeex bi si gis-gisam benn Dakar waa warul seetaan ñuy toj li bokk ci patrimoine Dakar. ville de Dakar la nekk ñun am nañ état li ñu naan état de droit réel ci tout le ville de Dakar la nekk am nañ boo xam ne le 10 août 2021 lañ ñu ko délivré marché Sandaga nag coow li muy bari yëpp dama cee yàgg a dox
yàgg cee wax ay nag boo moomee am sa moomeel benn nit jógee fale daal di ñëw ne da koy toj yow mi nga xam ne yow lañ ko dénk parce que man Sandaga dañ ma koy dénk ma maire de Dakar mu bokk ci patrimoine ville de Dakar dama ko war a défendre ci loolu laa taxawee ma ci leneen taxawee ma ci pour ñu jox ma marché taxawee ma ci pour ñu jox ma xaalis. ci bokk ci conseil yi di ñaawlu ñett këyit yu ñu jagleel ci benn fan kii di Aliou Ndoye moom jàpp na ni lii day firndeel ni ab xeexu nguur bi la ngir daaneel ville de Dakar. donc daal ñun jàpp nañ ne mbir mi du dara lu dul politique politicienne même acteur même méthode itu Sandaga ville de Dakar moo fa nekk tey amul beneen këyit ñoom bu ñu wane ne propriété bi jóge na ci ville de Dakar dem ci commune Plateau te boo xoolee ñoom acte yi ñuy sukkandiku pour toj Sandaga yëpp ci benn fan lañ ko def te loolu administration gaawewul noonu. maire bu Dakar fas yéene yóbbu mbir mi ci kanamu yoon ngir muccal li di patrimoine ville de Dakar. man bañuma mais moom non bugg ñu bokk ko nañ ko nangu ci man jox ko moom mu tabax ko mais loolu est-ce que yenn na maana man nag loolu du ma ko nangu comme que Sénégal état de droit la damay dem ci yoon avocat ville de Dakar yi danañ dem ci yoon lu ñu yoon may ñu jël ay nag danañ taxaw xeex parce que loolu la ñuy fi taajee pour défendre patrimoine Dakar. Soham Wardini di ñaawlu lu ñu ko ñàkk yëgal te jóg marché Sandaga moom mi jiite mairie bu Dakar gis ni lu ni mel ñàkk jox cër ville bu Dakar la. moom sax fas na yéene dem ba jeex ci xeex ngir conserver ville de Dakar bi nga xam ni cosaan la. Aïssatou Kane laata Soham Wardini maire bu Ndakaaru di gontu di janook taskatu xibaar yi maire bu Dakar Plateau Aliou Ndoye moom nag démb daal nay xëy ci altine gi janook taskatu xibaar yi xam ne nag liggéey bi nga xamante ne moom la fas yéene sumb ñeel nag bâtiment marché Sandaga ak nag taxawaay bi nga xamante ne mairie bu Dakar moom la am ci boobule bâtiment Aliou Ndoye nag la mu jàpp moo di nag mairie bu Ndakaaru amul benn sañ-sañ ci bâtiment boobee ñeel bâtiment marché Sandaga ñu teewlu si compte rendu bu Boubacar Dia. donte màgget na marché Sandaga jur coow diggante maire bu Dakar ak mairie bu Dakar Plateau Aliou Ndoye jàpp ni mbir yi dafa am complot. benn projet la ñu mas a am bi de Dakar ci Sandaga mooy toxal Sandaga fee ci Petersen projet bi ñu ngi ko tuddee la rotonde mu jaral la ñu lépp ñeenti milliards ci Société Générale mettre ko en œuvre fonctionner ak moom ba tey ñu remboursé ko ak li mu ànd ak charge financière te ba léegi gisuñu projet c'est ça les réalités léegi ñun dañ bëgg a tabaxaat Sandaga projet ñëpp duñ ci gis li leen neex. moom mi nga xam ni nag moo jiite Dakar Plateau gis ni xeex bi yemul rek ci mbirum marché wante politique de see lalu lu ni mel tax muy woo Dakar waa yëpp ngir ñu àddu si. kon bu dee ville li leen yitteel mooy nu ñuy sauvegarder le patrimoine historique waaye nga la nañ ñëw suñu wet ñu tabaxaat suñu marché parce que marché bi kenn ko mën a dijjati ëllëg te ñun duñu nangu ku fi jëlee wax ji loolu la parce que loolu moo na xeex boobu moom nañu jàpp ni féete nañu ginnaaw parce que Sandaga fi mu newoon lay nekkaat insha allah waaw kooku ñun loolu moo doon suñu xeex waaye bu jàgg ma dem ba wala parce que projet bi bu dee élection la kenn duñu ci ñun du ko ndamoo élection ñëw la pare. Aliou Ndoye di woo ki nga xam ni moo jiite mairie bu Dakar si mu télé si xelam liggéey ngir Dakar naka noonu ñi fi dëkk Aliou Ndoye jàpp ni itam lépp loo xam ni rek bëgg na koo def ci liggéey ci biir Dakar mairie bu Dakar da ko koy xañ lii nag mu jàpp ni du dëgg du yoon. ci biir janook taskatu xibaar yi maire bu Dakar Plateau daal nay indi ay tontu ci nag la ñuy ruumandaat ne commune boobee nag moom bokk na ci commune yi nga xamante ne dafay bañ a joxe li di certificat de résidence ña nag élection yi nga xamante ne ñu ngi koy waajal jongante paluk njiitu gox yeeg gox goxaan yi mu di nag xibaar boo xamante ne
Alioune Ndoye daal na koy weddi ba mu set la mu xamle nag moo di commune boobee di commune bu Dakar Plateau bokk na ci commune yi nga xamante ne foofee la ñuy gën a nemmeeku li mu doomi aadama yi nga xamante ne tàmm lañoo bindu ci li nga xam ne moo di liste électorale yi yamu ca maire bu Dakar Plateau daal nay sàkku ci parti le di partem bi di parti socialiste waaye tam ak Benno Bokk Yaakaar ñu daal di lëkkale seen doole ci yile jongante politique ngir mën a am ndam ñu teewlu ko moom maire bu Dakar Plateau Alioune Ndoye ci micro bu Bakar Dia. révision liste électorale yi jàpp leen ni man bëggoon naa ku ñuy ŋaañ nga génn ak këyit ne man maa dem laaj lii Alioune Ndoye mu signé ma ko mu bañ bëggoon naa mu am que de décrédibiliser comme ça une institution municipale. délégué de quartier yi fi ne ay at yi ñu ne fi Plateau semaine dernière bi ñu may def la situation mooy commune bi ëppoon ci ñu bindu te ñoon ñi ëpp c'était des primo-votants. Il y a quelques transferts parce que gars yi moom xam nga ci yooyu leen yaakaar parce que kon yooyu dañoo bëgg a victimiser am argument campagne état bi li mu war a jël yëpp ci yoon teg ko ci yoon te ku yaakaar ni nag mën nga fay jóg parce que yàlla sax nga naan ngay xuppaateeg machin ñoo bokk fi ñu dëkk foofu laay wooyee waa Plateau notamment la jeunesse du Plateau par rapport à tout le monde mënoo bés bu yàlla sax ngay jàmm sante koo xam ne tas la nga yor rek la bëgg yàq sa teranga yàq sa dëkkiin woowu la dara ci lu dul fitna woowu la ci liggéey woowu la ci defar woowu la ci tabax fitna la lay woo bés bu yàlla sax foofu laa ne Ndakaaru dépassé na loolu. wax ci leneen wàllub dëkkuwaay yi rawatina nag ci jamono ya nawet gi ak nawet bi nga xamante ne nag tàmbali na ci réewuk Sénégal taw yi nga xamante ne moom la ñu weesu ci nag njeexitalaay bés yi ñu génn nag jural ay jafe-jafe yenn ci ay dëkkuwaay fu ci mel ni nag cité Kalia 2 nekk ca Bambilor askan nga fay yeewoo nag nekk ci ndox mi wala nag ñoom ne noppi nañu nag ngir kalaame ci kanamu yoon li nga xamante ne nag mu di société immobilière bi di SPDI ndax ñoom nag la ñu diggee woon ak ñoom sàmmoonte wuñu ko loole nag la ñu daal di xamle ñu teewlu si suñu correspondant ca Rufisque Tëngéej Babacar Seck. ñu ngi ci cité Kalia 2 fii ay waxtu ginnaaw taw bi ndox mi mu ngi desandi ba léegi ci mbedd yi ñetti at mu ngi nii ña fa dëkkee di dund lu ni mel. xob jeex dëggantaan la ñu am tey suñu xol jeex na parce que ñëw jënd suñu ay kër au début ba ñuy jënd jaay ñëwoon lii c'est le minimum quand même booy defar cité nga prévoir minimum yooyu eau de pluie eau usée lu koy génnee ci cité bi suñu doom yi ñu ngi nii mënuñu génn foo en pleine vacances ñun ñu ngi nii xoolal suñu oto yi te mënul génn fii bu taawaatee guddi ndox bi di dugg si biir courant bi waaw là c'est un risque yaa ngi koy constater seen bopp risque pour ñëpp ñu dëkk fii ndox ak courant mënul nekk société immobilière espagnole SPDI bi nga xam ne moo leen ko jaay mu ngi wéy di tànqamlu ñi dëkk ci Kalia 2 donc négocier nañu ak ñoom ba sonn ñuy constater que lu ñu def yëpp lii la ñu am résultat bi c'est la même chose chaque année donc réglé wuñ ko ñu nekkoon di négocier ak ñoom tout le temps lu ñuy wax leen rek ñu rejeté faute bi donc ñun on va aller fi mbaxane doone benn comme ni ñu koy waxee ñu dem fi mbaxane doone benn comme ça ñu réglé ñu problème yi balaa ñu dem parce que dañuy dem d'ici quelques mois bu ñu paree li jaay ko dañu dem seen yoon. ñi dëkkee Kalia 2 ñu ngi artu ñi nga xam ne bëgg nañu fa jënd ay kër ne des na mucc ayib. donc ñu war a jëndi fii aussi ñu attirer seen attention pour wax leen ni attention ñii dañ leen a jaay ay kër mais est-ce que li ngeen wax yëpp di ngeen ko gis maquette yu rafet yi ngeen di wan ci télé bi maquette yu rafet yi ngeen wan ci réseaux sociaux yi ci internet bi lii mooy réalité bi tey mu ngi nii donc la cité Kalia 2 de la SPDI lii lañ ñu jaay du maquette lii lañ ñu jaay donc ñoom tam ils n'ont qu'à faire attention ñu xool bu baax lu ñu def. ci kàddu ñi dëkkee cité Kalia 2 bu weesoo jafe-jafe yi nga xam ne am na ko ci wàllu assainissement ak ndoxu taw yi nga xam ne mënul dem tabax ya ci seen bopp moo jaarul yoon. Babacar Seck si presse ba ne ca Rufisque ñoom itam daal nañoo yëglu xam ne nag seen jafe-jafe ñeel wàllub mbënn mi ki leen ko teg nag moo di compagnie Serigne Seck Sénégal mu di nag xibaar boo xamante ne compagnie C3S ñoom nag daal nañ cee àddu xam ne nag ne jafe-jafe bi nga xamante ne askan ngay yeewoo ca si presse Rufisque ga ñuy dund ñoom itam compagnie bi moom lay jànkonteel dàkku ñu benn yoon nag lëkkaloo ak kilifa yu Sénégal ngir saafara daal di juddu ci yile jafe-jafe. Maguette Leyti Ndiaye moom nag responsable technique la ca C3S ñu teewlu ko ba tey ci micro Babacar Seck. ñun fii la ñu war a dëkk
ba pare aussi bu ñu amee problème ñii bu ñu amee problème ñu ni dañuy am problème ñu ni léegi ñun dañuy trouver une solution à savoir comment essayer de drainer l'eau au niveau du Dalo. Bon bi ma defee samay plan def yëpp si laa ko jox waa ONAS amplié si sous préfet après si la ñu préfet convoqué man ki maire bi population si presse technicien ONAS yi waa Sabar ci lañ nee ma expliqué leen man projet bi ma fi bëgg a def si laa leen ko waxee ñu ni man ak yow da ngaa baax di def rek mais fii boo xamoon li fi nekk ci ndox chaque année li ñuy def fi ni mënoo koo gérer fii projet hydraulique moo fi mën a nekk mais instant bi ñu toll nii solution d'urgence lañ mën a def maanaam xool nu ñuy régler problème bi balaa nawet bi di ñëw ci la technicien ONAS ak waa sapeur ne li gën a jàmp fi mu toll mooy réceptacle bi nekk fee ñu yokk capacité bi yokk suñu système de pompage bi au lieu ñuy utiliser moto pompe ñu utiliser électropompe da ngay xool bâtiment fee traversé ñu ni yeneen bâtiment yi moo nekk nii mais tey jii nii ñun li waral lii dañoo bëgg a wax population bi que ni ñun ñoo ak ñoom ñoo bokk même problème mooy que ni ñun ñëpp ay victimes lañ parce que tey ñun ñaari buntu la ñu amoon benn ci route nationale bi ak beneen bi ci ginnaaw suñu bunt bi ci ginnaaw mënatuñ ko utiliser donc tey problème bi ñun ñoo ko bokk. wàllu assainissement ñu desandi ci ba tey ak njiital ONAS di office national bi ñu dénk wàllu assainissement ci réew Sénégal mi ngi woon ca Touba nemmeeku ji askan ga fa ak jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñu jànkonteel gannaaw taw yi nga xamante ne wàcc na ci njeexitalu ayu bés bi Ababacar Mbaye moom nag ma ngay dalal xelu askanu Touba xam ne nag waa ONAS daañu def seen kéemtalaay kàttan ba daal di cee indi saafara ba noppi nag jël ndox bi nga xamante ne moom la ñuy nemmeeku ci gox yooyee daal di koy yóbbu fi nga xam ne moo di station bu Daaru Rahman lépp nag mu xamle ko ci teewaayu suñu correspondant di Gora Ndaklu mu ñëw nemmeeku si yàqu-yàqu yi taw yi amal ci dëkk bu sell bi njiital office national de l'assainissement du Sénégal jaaxle ci lu ni mel Ababacar Mbaye dalal xel yi ginnaaw ba muy xamle ne fas yéene ni ñoo dimbale ñi loru ci mbënd yi léegi. aussi dañuy war a am obligation waxtaan ak askan bi ñi nga xam ni ñoom moom li nga xam ni ouvrage yi lañ leen defal muy mbirum eaux pluviales yi comme mbirum eaux usées yi donc moo tax lii ñu fekk fii ñu ngi koy rafetlu bu baax ñu déglu leen wax seen njàqate te ñun aussi ñu partagé ko parce que ku ci nekk da ngay mën na nga xam ni li mën na la dal mën na dal sa mbokk donc rek partagé kon ak yéen. ci noonee njiital ONAS xamle it ne daañu indi ay solution ci na mu gën a gaawee ngir saafara jafe-jafe yi nekk ci dëkk bu sell bii lee. ñun ONAS Touba ci kanam mairie ak projet Promoville ñu xool naka la ñuy réfléchir naka la ñuy càmbare li nga xam mooy réseau de drainage des eaux pluviales suñ ko xoolee ba pare ñu xool naka la ñuy bloqué ndoxu taw boo xam ni mën na dem ci koñ yi te dugg ci kër yi mu dem ci tali yi te dugg ci kër yi mbedd yi te dugg ci kër yi ñu bàyyi foofu am ndox moo gën ñu bàyyi kër yi am ndox. Ababacar Mbaye yokku ca ne ay moto pompe yi te fas yéene nañ koo indi ci dëkk bu sell bile ngir jàllale ndoxum taw mi donte loolee sabab du leen lu dul fexe ba may askan wi ñu aat ndiku ci jafe-jafe yi ñu nekkee. ñu xool naka la ñuy yokkee capacité pompage bi en quoi faisant donc mbir bi dañ koy gën a yëkkati mais avec une assurance bu am sécurité ba nga xam ni ndox mi déjà donc su demee ba nga xam ni ndox mi mën na yokk en capacité donc ñu def loolu pour que quand même li nga xam ne dafay ñëw mu gën a rester sur place. fexe ba def Touba dëkk bu amul benn jafe-jafe ci wàllum mbënd loolee di xemmemteefu gouvernement bi bu ñu sukkandikoo ci njiital ONAS mu di xemmemteef bu jote ji sa jafe lool ginnaaw taw yu njëkk yu metti yi Touba am ak yàqu-yàqoom yi ñu nemmeeku. téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñetti doomi aadama ñoom ñoo génn tey amee feebar bi di coronavirus ci test bi nga xamante ne amal nañ ko ci junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti doomi aadama jàppale ne nag bésub tey juróomi téeméer ak fukk ak ñett daal nañoo wér ci mbas mi juróom fukk ak juróom-ñaar ñoom ñoo ne ci sauvetage fukki doomi aadama ak benn ñoom ñoo faatu démb ci mbas mi ci altine gi mu di xibaar boo xamante ne mi ngi bawoo ci ministère de la santé ak action sociale.
ñu wutali ca diwaanuk Mbour ak maison d'arrêt correction bu Mbour moom nag mujjee na nangu ndimbal bi nga xamante ne moo baw woon nag ci maire bu Malicounda gannaaw nag ba ñu ko lanko nag kon nag kër googee nga xamante ne moo di mag bu Mbour nangu nañu li nga xamante ne moo di ay matelas ak i jumtukaay yoo xamante ne mi ngi baw woon ci maire bi Maguette Sène ñu tem ko moom mooy maire bu commune bi ci micro Mountaga Kane. médias yi war nañoo mën a li fiy xew parce que tout simplement lii nga xam ne indi nañ ko fii en tant que maire lu war la ndax population ba am liberté d'aller et de venir à Malicounda ñi ca war a am courant ñoo ngi leen di yóbbul courant ñi ca war a am ndox ñoo leen di yóbbul ndox ñi ca war a dimbale ci wàllu social ci bii bi ñoo leen ko defal waaye am na ay détenus yu bari yoo xam ne ñoo ngi ci mag bi population Malicounda lañ bokk donc ak ba waa Malicounda ñu libre am ci budget Malicounda ñoom tamit ak bu ñu toll ci budget Malicounda donc bu ñu ñëwee indil leen ay don ak aide nekkul don sax ak aide waaye lu ñu war la suñu diggante ak population boobu ni mu ñu waree ak ci détenus yi nga xam ne ci département de Mbour yëpp lañ dëkk donc loolu c'est important ñu souligner ko waaye beneen bi ci topp mooy dama doon wax ne ñi nekk fii ñu tudde leen ay détenus suñuy nawle lañu leer na ma ne am na fi ay xaafisu alxuraan ñu ma xam ay nitu yàlla ñoo xam ne ñii leer na ma ne ñoo ma gën yàlla teg leen nattu tey jii ñu denc leen fii kenn ku nekk ci ñun yàlla mënu laa teg nattu boobu te kenn mucc ci yàlla nañ ci yàlla musal waaye kenn mucc ci. ñeeg si ci ponk gu mujj ci jotaay gi di yéene kaay yi xëy fasal tey dañ ci ànd ak Baba Ndiaye. mbaa yéen a nga ca mën mi ci ndakaaru capital bu Sénégal ak banlieue mooy xëy di jabaajoo nga ci mën a yëglekaay yi génn ki tey ji le témoin ne donte milliards yu bëri lañ ci dugal nag terewul ba tey saafara amagu ci ndax mën maa ngi sonal askan wi bés bu nekk donte nag njiitu réew mi Macky Sall waxoon na ne 22 octobre 2020 ci juróomi téeméer ak juróom-ñetti milliards suñu koppar dugal nañ ko ci mbënn mi atub 2012 ba suñu jonee lay tey waaye ba léegi nag furaas daal di xëddeen koppar yi ci dugal ngir xeex mbënn mi ci Sénégal jurul dara Omar Gueye ci wàllam ne liggéey ñu sumu jëm ci projet 2 ca Kër Massar la ko wër li des bu noppi daanaka bëreetul ndax 90% lañ ko yeggali ñoom ñaar ñëpp seen kàddu yi taw wu njëkk wàcc ci ndakaaloog banlieue weddi na ko ndax mboolee ma gox yeeg goxaan yi yëpp ñu ngi tëb laatu bi nekk Kër Massar Mbour ak Touba fa la raay bi te ne ndax gox yi yëpp ndox mi da koo nangu gars yi abandonné seen kër feneen fu ñu dëkki ñenn ñi amul pexe ñoog ndox mee dëkk Direct News ne ba léegi nag saafara amagul ci mbënd mi ci Sénégal donte ay milliards yu bëri dugal nañ ko ci seetlu gi nag mooy at wu dem beneen dikk te dara du soppe critique ne fukk ak juróomi milliards sunu koppar la ñu dugal ci projet 2 ca Kër Massar waaye ginnaaw taw wu njëkk wàcc ci Dakaru banlieue mel na ni dara xew yëglekaay bi ne Omar Gueye nag daal takk ripp ci coow li ndax mën a guse set ndax coow la mën beeg askan wi ba tey ji daal jeexagul li jeexagul dëgg nag mooy xeex bi jole diggante Soham Wardini maire bu Ndakaaru ak Alioune Ndoye maire bu Dakar Plateau enquête quotidien ne raag bi nag tàmbali na diggante ñaari gars yi ngir yeesal marché Sandaga libération ne Alioune Ndoye ak Soham Wardini kurpeñ yaa ngi takar naa seen diggante benn bu dem beneen dikk maire bu Ndakaaru Soham Wardini ni ñu daanalee marché bu Sandaga génocide dëgg la source ne en tout cas missile yi ngi bàyyee ko ci Alioune Ndoye jëm ci Soham Wardini maire bu Ndakaaru vox bi Alioune Ndoye maire bu Dakar Plateau ma ngay gën a dëggal boppam Soham Wardini taxaw tem ndaxte bu dee Alioune Ndoye ma ngay xël di fësal ay preuve bés bu nekk ci wàllu wu nekk Soham Wardini maire bu Ndakaaru am na njàppandalu conseil municipal bu Ndakaaru ngir ñoom ñëpp ne na topp mbiri ba mu jeex tàkk ndaxte nee nañu marché Sandaga patrimoine bu ville bu Ndakaaru la laas ne Alioune Ndoye maire bu Dakar Plateau ma ngay dal ci kaw Soham Wardini les ko ne en tout cas maire bu Ndakaaru nag fas yéenewul benn yoon bàyyi mu sedd ndaxte nee na mbiri génocide dëgg la te kilifa yi ci réew mi ñoo ko sooke jaarale ko ci Alioune Ndoye maire bu Dakar Plateau Soham Wardini maire bu Ndakaaru ni j'en ai marre ne avocat ville de Dakar yi taxaw nañu temm ngir kalaame mbiri fa mbaxana doone benn yéegle cabinet bu dee Alioune Ndoye fas yéenewul teggi tànk ci coow li Soham Wardini fasul yéene maye leen ci mbiri ndaxte ñoom ñaar ñëpp nee nañu kon dañuy fas yéene dem ba jeex ci mbiri l'info ne coowal marché Sandaga gi jole diggante Alioune Ndoye ak Soham Wardini ci tribunal bi la fas yéene teeri ji l'exclusif ne beneen coowa ngi jole ci ville bu Ndakaaru ana kan moo ci teg ko ginnaaw élection locale yu dëg ma ci Sénégal yéeglekaay bi ne njiitu réew mi Macky Sall daa ngarale de diggante Abdoulaye Diouf Sarr ak Amadou Ba l'observateur ne Amadou Ba ak njiitu réew mi Macky Sall seen ànd barke de moo njaay dem ca Ceneba ak ca Cambérène image bi daal bëri na doole la mu tekki bëri na de yéeglekaay bi ne en tout cas ñaari gars yi nag mel ni mu roog soow ba noppi samp laaj ci ëllëgu Abdoulaye Diouf Sarr ci langue politique ci Sénégal Sud Quotidien ni coow li nee na kur ci bindub liste électorale yi ci Sénégal ndax nag gars yi nee nañu joxe certificat de résidence yi moo nar a indi coow lu rëy te élection locale yi ñu dëgmal Walf Fadjri ne en tout cas juróom-ñaari xar kanam a ngi ku nekk ci ñoom bëgg na teg tànkam ci mairie bu Dakar bokk na ci Barthélémy Dias Abdoulaye Diouf Sarr Soham Wardini Amadou Ba ak Pape Diop critique ne su réew du Sénégal nag waxtu wi safara dëgg ko wër ndomba
Bamba ginnaaw mbas mi ci réew mi virus Marburg virus Ebola ak choléra lu jëm ci mbas mi yëglekaay bi ne fukk ak ñeent nit ñoo ñàkk seen bakkan niki démb fukk ak ñeent junni ak juróom-ñetti téeméer juróom-ñetti fukk ak ñaar nekk ci traitement Source A L'As Walfadjri ak Le Témoin ne en tout cas yaakaar gu réy nag am na ci mbas mi ndaxte kaay bés bu nekk léegi mu ngay wàññeeku donte nag bés bu nekk ay bakkan di ci rot ci mbas mi ci Sénégal Vox Populi division spéciale cybercriminalité def nañu jaloolu gu réy ci réewum Sénégal ndaxte waa série Cirque Noir heure beeg scénariste beeg acteurs yi ñoom ñëpp teg nañ leen loxo te ni ki ëllëg danañ leen defeere réew mi quotidien La Tribune 24 heures ak yëglikaay yu bëri ne fukk juróom-ñaari acteurs yu série Cirque Noir yi ñu ngi leen tegee loxo diggante Saly Mbour ak Ngaparou L'Observateur di dikkat ñu seenum déglu ginnaaw seen janook enquête kat yi ni ki démb yëglekaay bi ne xale bu jigéen bi ci wane mu simeeku ba set wicc dem ay joole yendoo ginnaaw jàkkaarloom ak enquête kat yi ni ki démb waaye li gën a fës seenum kàddu nee nañu mbir mi wut buzz kot ba ci dugal ndaxte nee nañu dañoo bëggoon ay vues yu bëri ngir mën a financer seen série bi yëglekaay groupe Futurs Médias bi nekk jafe-jafe dëgg nag mooy jigéen yi nga xam ne jël nañu ay bor ci crédit mutuel ci Sénégal ginnaaw harcèlement yi ba sax am na si ñoo xamante ne ni tëj nañ leen ci prison bi ginnaaw bor bu ñu amee te mënuñu ko fay Libération ak Vox Populi ne Alioune Diouf mooy xale bu góor bi nga xam ne moo rey corom bii di Penda Seck Libération ne Alioune Diouf dafa xoj xale bu jigéen boobu ñàkk bakkan te Bazin Jesner moo leen boole ñu bàkku jëm ci lambaje sunu lamb fekk fa Gaston Mbengue mi jàpp ay dakki combat yi nga xam ne tëgg na ko ci Sénégal moom Gaston ne jàkkaarloo Balla Gaye 2 Bombardier jàpp na ko juróom-ñaari fan ci novembre Balla Gaye 2 Boy Niang 2 4 avril 2022 Balla Gaye 2 Gris Bordeaux juillet 2022 Gaston Mbengue ne yaakaar nag am na ginnaaw mbas mi wàññeeku bés bu nekk ci Sénégal L'Observateur ne mbir mu doy waar mu garaaw moo am ca Pikine ginnaaw raay ndax ñoo xam ne dañoo dikkoon ngir jël seen seet ñoo def lu dara jarul ca Pikine ginnaaw raay ndaxte gars yi ñoo fa dikk agressé invité yi ba noppi sàcc pérégu marié bi mais da ngay seet loolu rek Baba Ndiaye sant ko gërëm ko mbokk yi sant leen gërëm leen ci ànd beeg suñu yaa programme tey fii lañ koy yëkkati amoon mbégte dégtal leen xibaar yi di wéyandi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf